ay jeunes lañ pour ñu gën a defaraat toogaay bi donc comme ñun ni nga xam ne noonu lañ koy jéem bi defee. alors ñu waxtaan ci jeunesse la responsabilité bi nga xam ne moom la ndaw ñi am ci xeexu coronavirus. alors boo xoolee yàgg la 2 jours maanaam bërki démb ak démb journaux yi la ñu xëyee moom mooy di artu nit ñi exemple yenn ci ay journaux dañuy jóg di wax attention donc le pire est en train de guetter le Sénégal ci wàllu Covid 19. xam nga ñeneen ñi di wax ne que alors bëri na ay jéey nit ñi ñu nga xam ñu ngi commencé di ñàkk seen bakkan. donc plus de lu tolloo ko 8000 et quelques personnes ñoo xamee ne que ñu ngi commencé di en tout cas mbir maa ngi commencé di ëppi loxo. donc ci kaw loolu ñu am benn idée boo xamee ne que maanaam médecins yi dañ ko wax moom mooy bëri na ci ndaw ñu nga xamee ne que ay porteurs asymptomatiques lañ. donc ci kaw loolu noonu dafay am ñoo xamee ne que dañuy yor doomu jàngoro bi peut-être mais du feeñ ci ñoom et ñoom ñoo koy yóbbu ci seen biir ay kër ba maanaam Sénégal wala bokk ñun sunu culture dañ ci tàmm boo xawee yëg sa yaram bu xawee tàng tuuti rek. ñu ne la demal tëddi sa néegu maam nga noppalu. wala xam nga donc genre yooyu dafa bokk ci ñun léegi nag. loolu bu fekkee ne que da nga am habitude di ko dund ci kër yu mag yi te ba léegi Sénégal kër yu mag yi moom moo fi ëpp doole mooy contenir le maximum de personnes donc ci kaw loolu yow ndaw bu fekkee ne que da nga nekk ci circonstance bu demee noonu yow ngay dund ak sa ñaari maam ci biir kër gi je pense que am nga obligation nga am benn façon booy comporté woo ci kaw circonstance yu mel ni que donc mbas mu nekk fii Sénégal donc mu amoon une vidéo boo xamee ne que amoon nañ ko xamee ne maanaam illustration la ci li ñu nar a waxtaanee moom mooy fréquentation bi nga xamee moom la ñu xaar ba ci kanam fréquentation boo xamee ne que ndaw ñi alors dañ koy def ci ay lieux de rassemblement yu ci mel ni maanaam plage yi jamono ji ñu ñëpp ñu ngi ñuy wax ne que nañuy moytu alors rassemblement yi alors ba ñu tax ñu tëj ay lieux yoo xamee ne que liggéeyukaay lañ mu mel ni ay restaurant ak yeneen ay boîte yu ñuy fecceek yu demee noonu donc obligation la pour ñun ndaw que ñu jéem a défense surtout ba andi sunu touche donc ci xeexu coronavirus comment faire li ñuy wax dafa am sama benn papa mu taxaw ne moom li muy génn sax bëritul pourquoi parce que tout simplement si lieu yi mu daan dem yëpp ay ndaw dañ fay nekk léegi buy dox ci mbedd mi ba dajeeg lu tolloo groupe bu 5 personnes yoo xam ne ay ndaw lañ sax day moytu day booru parce que dafa seetlu ne que xale yi ils font du je m'en foutisme ñooy taylu xam nañ ne feebar bi du leen sonal donc ñun mag ñi lay gën a sonal moo tax non sérieux mu ne ñun mag lay gën a sonal moo tax day moytu xale yi xam nga donc juste pour faire comprendre que ne am na ñu nga xamee nag dañu nekk ci benn genre qui vive su ma mënee waxee loolu benn genre seen xel dalatul sax ci kaw ñu jàkkaarloo ak xale di wax ak ñoom parce que tout simplement donc ils se disent que ndaw ñi jëluñu seen responsabilité pour donc defaraat seen comportement ci xeex boobu noonu donc vidéo bi ñu amoon muy aju woon ci benn plage bi ñu wax Cyprès je pense que ñun ñi dëkk Tëngéej Mbaaw ak zone boobu xam nañ Cyprès donc vidéo boo xamee ne que maanaam on a te dimanche bële la yàgg cela 2 semaines ci ginnaaw donc ñi nga xam ne ñoo ko partagé sur internet dafa bari parce que ba man personnellement daf ma jaaxal alors dañu am lu tolloo ak mën naa wax 500 000 personnes ñoo xamee ne que ñu ngi dajaloo ci plage bi d'habitude Cyprès noonu la daan mel bi dara xewul moo nekk nii di jàll ok donc mu nekk vidéo boo xamee ne que déjà présent c'est écœurant buñ koy seetaan Cyprès géej la boo xamee ne mu ngi nekk côté Mbaaw entre Mbaaw Tëngéej ak yooyu na lii nii yàgg la 2 semaines vidéo bii nii et ki ko te ki ko vidéo donc c'est un Rufisquois man après ci laay doog a xam loolu noonu et bi muy wax ci biir vidéo bi mu ngi wax ci lu jëm ci wàllu ay maîtres nageurs yi war na leen dolleeg yu demee noonu man je dis que fi mu abordé waxam c'était pas du foofu lañ soxla jamono bii nii fi ñu soxla moom mooy ndaw ñi jamono ji li ñu bëgg ci ñoom moom mooy ñu toog seen kër wàññi déplacement yi wàññi risque yi nga xam ne mooy risque contamination yi donc boo xoolee vidéo bi rek automatiquement sa yaram day daw tu te dis que alors fan mooy fi seen degré de responsabilité toll ci xeex bi ñoom seen xel lan lay xalaat quoi alors coronavirus lu toll presque 8000 personnes ñu nga xamee ne ñuy wax contamination et kenn ku ci nekk jëloo sa responsabilité en main mais habitude yi nga amoon auparavant moom ngay continuer di am ni nga daan dimanche jot nga ne da ngay dem géej 17h jot nga sol say dàll dem football yi alors
17h 18h jot ñenn ñi jël seen 15h jot ñenn ñi dem grand place toog def seen caayin donc yooyu c'est des habitudes yoo xamee ne que man personnellement je me dis que yow bu fekkee ne que tu es une personne consciente war a andi sa touche ci xeexu coronavirus am na neneen loo xamee ne que moom nga waroon doxalee nu mooy di continuer say habitudes yi nga xamee ne que moom nga waroon def donc ba léegi nii ndaw ñu ngi ci. ba léegi ñu ngi dem toog ci grand place di def ataaya. ba léegi ñu ngi dem géej ba léegi tey xoolal li ci gënoon doy waar jamono bi nga xamee ne que ges ñu si bëri demuñu jàngi. mais man xam nga Tëngéej laa dëkk alors sunu kër da ngay gis maanaam à partir de ay 15h 16h entre samedi ak dimanche mais ay peloton te li ci gën a doy waar muy ay jigéen la ñuy doon. dëgg la. ay jigéen la ñuy doon. non ay maanaam groupe bu nit ñu nga xamee ne que dañuy ànd et puis ils font comme si de rien n'est dem géej seen xel nekkul ci jamono jii nii maanaam. les choses ne sont pas à la normale melul ni nga xamee moom mooy ni ñu am habitude di ko mel ba ngay dundee ni nga daan am habitude di dundee donc il est obligatoire voire même impératif boo xoolee fi nga xam ne moom mooy je pense Cambérène Diamalaye su ma juumul je pense démb ñu ngi koy waxtaanee bi ñuy ñëw ndaw ñi nekk ci plage bi di entraîner ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der ñëw di leen tere mais mujj gi xoola fi mu mujj ay sànnantey xeer ba ay lacrymogène jug si ba ñu dóor lacrymogène ci mausolée donc imaginez loolu noonu fi mu dem ba tournure bu mu demoon ba commencé jël ba gis nga ñenn ñi commencé woon di sikar di wax ne non fii ñoo ko moom fekk na liñ leen doon xamal c'était pas question une dimension religieuse wala ay affaire de dëkk bi ñoo ko mook yu demee noonu mais c'est une manière de leur faire comprendre que moment bii nga xam ne moom ngeen jël pour def lii c'est pas le moment opportun te loolu man j'incite même donc ministère de l'intérieur nguur gi ñu gën a yokk seen taxawaay ci loolu genre au lieu ñu koy yemale ci biir maanaam géejewaay ak yeneen ci ay zones yoo xam ne am na géej mais ñu am pour yaatal xeex bi ba yeneen ci ay gox yoo xam ne am na géej su amee possibilité que ñu teg fa ay nit ñu nga xamee ne que maanaam pour tere sangu géej bi wala boog groupe boobu ci yii wala boog bu fekkee mën ñu ko def chaque jour ñu def ko les week-ends samedi ak dimanche nga xam ne ci la ñuy gën a gis xale yi ñuy gën di fréquenter plage yi donc déjà loolu moom mooy cri de cœur bi nga xamee ne que man moom laa doon def ci lii parce que ça devient grave quoi mu ngi gën di jaaxal nit ñi voilà donc xanaa maa yëg ni vidéo bi xam nga y a deux semaines mais maa yëg ni dimanche bi passé mu ko ëppoon ni nit foofu parce que ñun bon duñu Tëngéej la ñu dëkk donc duñu wax loo xamante ne nii wóoruñu lépp lu ñuy wax dafay fekk mu nekk loo xamante ne waaw ñun ñëpp ku ne ñun ñëpp dëkk Rufisque dañuy fréquenter plage boobu di Cyprès mais gis nga dama fee toog lu yàggul dara doon féliciter le préfet de Rufisque ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi koy def ci Covid bi mais dama gis au fur et à mesure ñuy dem dafa mel ni ñii nii dañuy kokkaliwaate parce que nit ñi mënuñoo toog di liggéey di leen protéger ñoom ñuy am matadi ak ñàkk fulla ñàkk fayda gu tolli ñuy génn di def ay rassemblement ci plage et puis li ma si gën a métti mooy da ngay gis père de famille góor ne léegi ngaaral ngay dem yóbbuwaale sa ay doom ay xale yu ndaw man dimanche passé rek jàppante naa see sama benn xarit parce que mu ngi statut di dem plage yóbbu ay doomam plage yu bëri ay nit xam nga ñoo protéger woo sa bopp mais au moins protège ta famille say doom say jabara yu ni mel mais yii ne ñuy def dafa ñaaw et comme li fi nga terminé léegi gis nañ ce qui s'est passé avant-hier à plage wu Cambérène bi fi nga xamante ni fa la tournure bi affaire yi jël dafa jël li nga xamante ni mooy wàllum religion parce que jeunes yi dàq nañ leen ñu dem fi nga xamante ni fa lañ denc Seydina Issa Rouhou Laye ñu fay sànni ay lacrymogènes ak yooyu noonu ba après population Cambérène bi ñoo génn ñoom tamit soobu ci li nga xamante ni mooy xeex bi il faut qu'on fasse très attention parce que Covid-19 bii nii boo moytuwul dina fi jur yeneen i mbir yoo xamante ni après déstabilisation lay indi ci dëkk bi te loolu kenn ñaanu ko li ci gënoon doy waar mooy le président Macky Sall gis ngeen li mu wax que ne bu ñu deful attention fii ak ay semaines yu néew nous serons en récession économiquement parlant amaa loolu Assane dina ci gën a amul bu ñu deful attention déjà présent def ak ñàkk dafa yem kon maanaam kenn ku ci nekk am nga part de responsabilité ci li nar a xew voilà fi nekk nii dañu nekk ci responsabilité individuelle état d'urgence bi ñeenti fan a ci des déjà ñeenti fan nguur gi tënk bi mu ñu tënk ñeenti fan a ci des bu weesoo faaw mu dellu assemblée nationale ñu voté waat loi mënatu koo proroger waaw parce que def na ko benn yoon def na ko defaat ko 3 jeex na fi mu nekk nii li des ku si nekk jël ses responsabilités parce que le chef de l'État ne peut plus le faire
il faut mu dellu fee ça prendra du temps. mënu ko parce que surtout te day bu ko defee sax day ànd ak incohérence parce que mi ngi lever ay mesures. donc mënatu ko def. fi mu nekk nii ku si nekk yaa war a protéger sa bopp protéger sa askan. et protéger sa bopp lii bokk ci. lii bokk ci mos. sérieusement quoi. on est jeune. comme ñoom. même génération la ñoo bokk yi bëgg-bëgg. ñoo bokk li ñuy dund mais. on ne va pas se suicider aussi quoi. certes bu fekkee ni gëm nañ ni jàpp nañ ni même bu ñu dalee peut-être yàlla mën nañu muccal ndax doole gaa ngi fii mais am nañ ay njaboot. am nañ ay dëkkandoo. am nañ ay parents yoo xamante ni xëy na doole googu amatuñ ko. te ñun ñoo leen war a protéger. sànq yaa ngi cité ce vieux là mais il a parfaitement raison. sama papa la sama rakku papa la ma koy nuyu au passage pas Ousmane. il a raison. on en est à 94 décès. Ouais. boo jëlee le ratio. disons 60 à 70%. jàpp 80. ils ont entre 70 ans. et 90 ans. ou plus. donc ça veut dire que ñi nga xam ñoo si gën a ñàkk seen bakkan ñoo si gën a loru ay mag lañ.